mbokki téléspectateur internautes yi ñi seetaan salaamaaleykum seen émission Mbour TV matinale tey vendredi 14 septembre 2018 émission bi ànd ak yéen chaque jour le lundi au vendredi nag tey ñu ñëw ak yéen si àjjuma ji ànd ak yéen waxtaan ak yéen li nekk ci dëkk bi ci wàllum rubrique Dóor waar beneen rubrique bi ci nekk muy société li xew ci dëkk bi tamit nit ñi di ko def ñu indi ko fii wut solution kenn ku si nekk man see gis sa bopp mu émission Mbour TV dama si àndal ñaari sister Binta ak Aïda ma bàyyi leen ñoom ñëpp kenn ku si nekk nuyu internautes yi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan Binta na nga def. maa ngi fii Djib Diop Ndiaye. ñu ngi si jàmm. ça va bien. waa nuyu naa la bu baax a baax di nuyu sama sister Aïda asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Mbour TV seen rakk la seen jarbaat la sister Binta mu nekk si émission bu ñuy wax Mbour TV matinale andi rubrique bi ngi ñuy wax Dóor waar kon xam naa noonu la ñuy def rek nuyu ñi nga xamante ne amuñu borom kër ndax Aïda da koy fàtte ñi nga xamante ñi ñaanal ñi amul borom kër comme sama classe yi ak classe ñoom Aïda ak classe ñoom Djib Diop Ndiaye ñi amul jabar yal na leen yàlla may jabar ak ñi moo lim si ñu amul boro jabar. waaw du ma non ñaanalal ñëpp rek man kay bu ma boole si. yow kay ñaanal daal fii la am ma lay ñaanal jàmm waaw ma ñaanal sama bopp ak sama sister Aïda xam naa jamono bi soxla na ko bu baax a baax koy yal na la ko yàlla yombal waaw man it mais man moom mu ngi ci yoon bi incha allah rabbi ñëpp a ngi ci yoon bi ñëpp a ngi ci yoon bi ok Binta ñi ñëpp a ngi ci yoon bi nee na ne gaa yëpp am borom kër moom loolu moom lay ñaan kon loolu lay Aïda di fàtte si ñaan yi waaw loolu lay fàtte na ko boole si ñaanam voilà sañse bi rafet na merci beaucoup waaw lii mooy daal sama tailleur daal moo fi jaar xam naa damay bàyyi suñuy waaw baax na dañ leen dem ci tailleur yi rek man maa leen ëpp tailleur de bés bu ñëwee fii nii di ngeen xam ne dëgg la Aïda ça va na nga def. Jibi maa ngi fii comme ni ma koy defee nag saa su nekk damay nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waaye manti nekk rek ma fekk la fa nga nekk ne la jàpp sama loxo di la nuyu comme ni ñuy nuyoo buur waaye di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xamante ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen ci seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat ñi nga xamante ne nag dañoo xëy poos yi amagul dara yal na suñu borom remplir poos yi ba mu fees ba ñu mën a dundal njaboot gi xanaa rek Jibi ci kanam tuuti ñu gën a faram fàcce wala waaye balaa boobu dañuy daal di rek seetaan publicité ak suñu sponsor daal di dellu si waat ci plateau bi. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak Kër Binta Fashion Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71 Kër Binta Fashion chez Kumba am nañu boutique fii ci place publique bi waaw boo ñëwee ba ci place publique bi rek laajteel Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque la cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement Kër Binta Fashion chez Kumba moo leen di may seen émission Mbour TV matinale. lu ngeen bëgg ci lu baax am na fa parce que Kumba nee na dafay dem ba Dubaï dem ba États-Unis jëli lépp lu baax lu fa nekk rek ñëw tegal ko xale yi dee leen ko xool nag bu baax de parce que nee naa la yére yi marque la
ak qualité ci kanam tuuti rek ji bi ñu gën cee ñëw. ah war na gaaw parce que man bagage yi ma gis ni rafet na am na innovation gars yi tamit dañ koy sañse ah ñu ñëw nag ci émission bi dañuy daal di koy dooree ci li nga xamante ni moom mooy xibaar yi Babacar lañ ci àndal xibaaru tey yi lan moo gën a fës ci xibaaru tey vendredi 14 septembre. xibaar yi dañ koy door ak Kër Martin nekk ci région bu Fatick ñoom nag ak dëkk yi nga xamante ne bi ñoo ko wër la ñu bëgg nag mooy yoon lu ko mooy nag nee nañ daañu lànk bañ a wote ci élection yi nga xamante ne bi moom la ñu dëgmal. Saly maire ba di Ousmane Gueye dellusiwaat na ci bilan bi nga xamante ni def na ko diiru li mu nekk ci boppu mairie ba jëm ci wàllu santé wàllu éducation sport ak yi ni mel dinañ ci dikk ci suñu yàggi xibaar yi nga xamante ne bii xibaaru yaatali lay doon. usine buy liggéey glace moom la ñu samp ca quai de pêche bu Mbour ngir naka jàppale ñi nga xamante ne bii ñooy mareyeurs yi ñu am fu ñuy mën a denc seen jën. Babacar Gueye conseiller technique la ca ministère de la pêche moom ma nga fa woon yëkkati na ay kàddu jëme ci loolee. ñi séq njàng mu kawe mi amaloon ab lël ngir taxawal nag ab comité bu dialogue social jëm ci enseignement supérieur des na ci ànd ak ki nga xamante ne bii mooy Mary Teuw Niane ci suñu xibaaru yaatal yi lay doon. ci bi loolu moo fi gënoon a fës ne ay xibaar bu si kanamee tuuti ma dikk ak yéen ci yaatal gi jërë ngeen jëf. jërëjëf Babacar mu féetee ci côté régie bi ñu ngi lay gërëm ci xibaar yi dinañ ci ñëwaat ku ci bëgg a am lu la leer ci information da leen suivre mbourtv.net ak suñuy page YouTube ba ci sax réseaux sociaux yi nga xam ne mooy Facebook ak WhatsApp. Binta tey ñu ñëw ci émission bi nga xam ne tey àjjuma rubrique bi nga xam ne mooy Dóor waar tey ci lan ngay wax. xanaa delluwaat ci tailleur yi rek. après tabaski dañuy daal di xuus tuuti rek dugg ci tailleur yi Djib Diop Ndiaye ndax gis nga li ma def li création tailleur yi la ak Aïda sama sister gis nga def na ba mu baax mais lii def man li ma def du création tailleur. waaw ñoo ko créé ñoom ñoo ko créé mais jamono ji li ma constaté mooy ñëw simple yi ñoo ñëwaat te ca tailleur yi ñuy bëgg a rey ndaxte tey ji tailleur simple li ñu ciy dépensé sax booy ñaw yeneen ñaw bi du la ci dikkee parce que ñoom dañoo daal di jël comme xale jigéen ñi léegi ñawatuñu ay gros fil ñawatuñu ay petit fil te loolu moo leen di may xaalis ñoom dañuy daal di jël ñaw simple coupé ko coupé yi rafet mais day seer trop ñoom daanu nañ mais d'une part duñu daanu ndax ña ci lépp si ñëw simple ndax xale jigéen ñi tendance rek lañ bëgg ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg mot dañuy bëgg tendance parce que dara bu xewee ñëpp a koy bëgg te ñëpp a koy bëgg sol te loolu mu ngi sonal tailleur yi mais mu ngi sonal client yi nga xamante ne seen moyen bi dafa néew parce que tey jii nga bëgg ñëw benn modèle boo xamante ne 5000 francs lañ ko mën a ñëw mais boo nga dem si benn tailleur comme ñëw simple la mu ne la coupe bi day jël temps lii day jël temps mën na la ko ñëw 10 000 francs te ñëw simple la gis nañ fi ay xar sànn yi nga xamante ne grand boobu la woon suñu jamono maam yi 500 lañ ko daan ñëwee mais léegi da lay dikkee 3000 francs moom jamono buy dox du ànd ak moom yow gars yi non mais attends quoi jamono buy dox jamono suy dox da ngay dox ànd ak moom waaw voilà c'est ça non c'est ça qui est réel waaw may ma ñëw li nga wax ne léegi ñaw bi simple la defatuñ garniture defatuñ daamina defatuñu gros fil ku ci jël sa jasner rek coupe simple nga koy def yaa ngi ni def sa Facebook coupe simple nga ko def ma def sama palmaan amul garniture amul dara mais lii moo gën a méttee ñaw parce que bu njëkk taille basse bi daanul am valant daanul am découpé yi ñu la defal ci manche bi dañu parce que garniture lañ koy finaliser ba mu mën a rafet léegi dañ koy coupe simple ñaw bi daan jël 10 minutes léegi day jël 15 minutes parce que boo fa bëggee def manche yi xew léegi manche yi daanu si ba fii nga bëgg cee def 3 à 4 volants dafay jël temps loolu moo waral ñaw bi gën a cher parce que man damay fréquenter tailleur yi man mën naa ne bu ma wàccee fi journée bi yëpp ci tailleur yi laa koy passé kon xam naa coono bi ñuy am démb dama toog di xaar sama ñaw mais dama fa gën a yàgg mu ne ma dangeen a xeeb ñaw simple yi ñuy def mais dafa gën a metti ci ñun parce que da ngay bëgg tissu bi du am dara mais da ngay bëgg créer ko
ba mu am finition. effectivement moo tax fay bi gën a cher nag. waaw Binta fay ba gën a seer loolu du ma ko bañ Aïda mais gis nañ fi ñoo xamante ne tëj nañ seen atelier ndax gros fil damay naan tey tamit nit booy jàngee ci waxoon naa la ko démb yaa ngi bëgg a ñëw de. mooy métier day complet. waaw nit da ngay da complet ngay waaw polyvalent fépp ngay mane. c'est ça fu ñu la laal rek nga daal di fël parce que gis nañ ñoo xamante ne tey ay ñëw gros fil lañ daan ñëw mais tëj nañ seen atelier li ko waral ndax xale jigéen ñi léegi dañoo daal di indépendance. kenn gros dañ fil ne ñoom da lay diisal. 217 sonal na tailleur yi ndax dafa jël frais mais day jël loo xamante ne pan la moo tax tey gros fil tey petit fil xam nan lañ koy waxee 217 boo koy ñëw ay 30 000 lañ lay wax premier prix 30 000 la moyen serré 30 000 lañ lay wax ou bien ay 35 000 ñoom foofu la ñuy amee xaalis mais day jël temps tamit non simple yi ñëw na mais tailleur yi wax dëgg yàlla am nañ problème d'une part clients yi tamit nga xamante ne ñooy fréquenté tailleur yi am nañ problème nañ tailleur yi nañ xool ni ñuy gérer seen waaw tamit nag dëgg neexul seen Binta prix ku bëgg lu baax foog nga fay lu xam nga cher. Waa genre nen- Aïda yéen a sonal nit ñi xam nga li ma waxoon démb mu ngi ñëwaat mais ku bëgg lu baax. ku bëgg lu baax xam nga boo demee. li tailleur bu ko dégg rek mu daal di yokk ci yow déedéet. ah mais c'est ça non ñaw mais am nag na tailleur yoo xam ne nag ñaw dafa jibi am am na tailleur yoo xam ne. c'est dañoo xam client. client waaw boo xasee ba mais nekk du ñëpp client nag. ci atelier bi. bu dee 3 fois nga fa mës a ñawlu sax. jeex nañ ci wax la prix. dañuy ñëw rek ñaw def ci chaise bi jox la. yaa xam des fois di nga fay ba fay lu ëpp li nga waroon a fay. ndax ñaw ba boo ko tàllalee sa xol day sedd ba da ngay fay. lu Effectivement. plus mais li nga waroon a mu fay. fàtte aussi ne ñaw métier la Métier donc la, waaw. métier la ñoom dañ ci leen jàng ci leen nar a yor seen famille ci leen nar a tedd Mooy li ma la donc waxoon. jékki-jékki rek di wàcc na ay wàcc ay prix wala nii nii bu àdduna bi di dox ñoom dañuy dox ànd ak moom xam di nga nee naa la innover démb di fii defar di créer métier ay création métier boo koy jàng da ngay jàng complet xam nga lu tax àdduna day dox comme coiffure fi mu nekkoon dépassé nañ ko niveau bi waaw ñi nga xamante ne dañu amatul ay jàngoon- chignon baak tiire yi ngande yeeg am na ba léegi tiire yi gars yi dañ daan am dem na salon ba def léegi. 5 heures de temps am na gars ba yi di leen léegi. tiim mais ngan métier ah dafa mais gën- yooyu dafa noonu gën a temps avancé. temps yi kii yooyu noonu ba léegi am na mais dafa gën a avancé parce que li nga daan jël temps bi nga daan jël ci def chignon ba léegi dootoo ko ci jël boo daan def 1 heure de temps léegi 30 minutes nga dóor sa chignon ba mu pare parce que amatul ay épingle yu bari nit ñi kenn defatu ko parce que ngénte métier kay bi dafay ngénte dox. da nga daan xëy ñu ne da borom nga daan ngénte la xëy dem suba ba ngoon jot dem na te léegi salon. xale yi perruque la ñuy yóbbu ci salon yi perruque bi lañ lay coiffer même pas 30 minutes am na ñoo xam ne bu dee suba la ngénte li vendredi bi dañuy indi perruque bi ñu defar ko teg ko boo xëyee da ngay ñëw rek ñu monter la en def finition perruque bi maquiller la nga jóg dem matatul 2 heures de temps moo tax ma ne la métier boo koy jàng dangaa war a jàng lépp lépp ba fu ñu la fëgg nga man noonu la amee ci coiffeur yi fépp la am donc métier bu ci nekk rek yaakaar naa ne nit ñi da nga war a polyvalent comme ni mais Aïda di ñëw wax dafa sedd ji bi waaw. Sénégal ñëw dafa waaw gars yi dafa nañ wàññi sedd. ñaw boo yi laajee nag. aw Aïda mi ni mu ñëwee kiyam tisi man su la ko waxee yàlla dafa def yàlla dafa def Waaw. bàyyi Serigne Saliou tàmmalu ma fay ñaw dëgg neexul wax dëgg yàlla moo tax heure bu ma siisoo gàddu sama tissu dama koy delloo si ndax fu ma dem damay fay da ngay fay du ñëpp man fu may waxee saa su ne mooy ñëpp mënuñoo tolloo Très bien. ñëpp mënuñoo yem Très koo bien. gis ku nekk xam nga kii yor na lee kee yor lee su ko defee rek nañu yemalee prix yi su ko defee ñëpp mën a solu ñëpp mën a ñawlu Très bien. Sénégal daal di jëm kanam jaajëfal ma koy jaajëfal Binta mu indi nag tey cher yu ñaw yi xam naa ne moom daa yeewu rek gis yéreem bi si lu mu ci fayoon mu cher waaw mu ne xaaral ma ñëw wax tailleur yi parce que ñu wàññi ñaw yi kon tailleur yi wàññi leen ñaw yi may nuyu bu baax sama xarit tailleur bi Ndangoura Couture moom tamit waa borom ciseau d'or bi quoi ah après dinañ def yu baax man ak yow ay dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy société waaw société ji bi démb am na fu ma nekkoon ak yow damay daal di rek xuusati fa mu gën a yaatu parce que démb ñu ngi nekkoon ci problème mu këyit ak problème mu njuuj njaaj ci place yi corruption comme guerre waaw ba tey damay wax damaa da sonn ngay ci ñëw askan da ngay bi ay ñëw waay dee leen bëgg déglu li bëgg may wax benn vidéo reportage nga taxaw émission ma ñëw Faysal 100 000 francs mu ne la fa ñukk ñëw ànd ak man dem. billaay day te naan am. man Aïda tey émission amul waaw fekk Aïda jël na temps ba maquillage ba sonn waaw day am daal day am. lépp fu ne am na fa corruption waaw. hôpital yeeg poste de santé yeeg mairie yeeg fépp la am démb dañ ci doon wax ñu ne leen ma ne leen dinaa ci gën a def ay jàngat mais dafa mel ni picc yee lakkandoo ndax képp koo laaj balaa ngay yeggali mu ne ma waaye yow bàyyi ma
loolu fépp la nekk mais ñi ñu gën a condamné nag mooy hôpital ak mairie ñoom la ñëpp joxoñ baaraam nee nañ hôpital dangay rang suba ba ngoon jot nit ñëw jóge fële gaare otoom dugg du yar sax oto mais na passé benn coup de fil rek dañ koy bàyyi mu dugg comme li may waxoon liggéey boo xamante ne nii ci ngay tedd ci bi waroo nit di la ko yàqal bañ lay dàq ci sa mais nag statut autoritaire Aïda dafa am d'accord ma nag ci nit ñi ñëw di bañ a ran affaire yooyu mais statut autoritaire dafa am maanaam tey président de la république wala ministre tel wala député tel bu ñu ñëwee ci bëgg a def benn affaire donc seen statut mayu leen seen statut mayu leen ñuy rang fenn même ci kaw tali police wala gendarmerie amul droit arrêté leen loolu xam naa ko effectivement waaw bu ñu nekkee cortège tamit ñoom ñooy priorité ñooy même bu ñu nekkul cortège moom kese ak otoom amoo droit arrêté ko boo ko arrêté boo xamee ne moom la sax danga koy libéré ci saasi ba pare dañ ciy jéggalu parce que amoo droit arrêté ko gis nga ci hôpital yi laa la wax ak poste ak fu mu mënti doon d'accord nañ ñooñu bu ñu ñëwee du ñu ran mais dañ ciy boole lu ci bokkul cadre ñooñu du ñu ci dugg parce que ñooñu seen doom yi demuñu hôpitalu Grand Bourg bii di ran demuñu hôpitalu marché di ran clinique la ñuy dem dañuy wax li fi nekk ñooñu demuñu hôpital fii ña fay dem ci hôpitaux yi wala ñuy dem ci mairie yi di dugg di ñu leen di bàyyi ñuy passer seen soxla dañuy neexal ñay nekk ca porte ya wala dañuy am connaissance ci biir moo tax ñuy dugg dañu waxante dëgg benn autorité gisoo ko fi doomam di dem hôpital. mais problème bi loolu fan la kon ñan ñooy def problème bi. ñi nga xamante ne ñooy ne ci porte yi la. ñi nga xam ne ñooy nekk garde ñoom ñoo liggéeyul li leen yoon sant. nit amul droit ñëw bëgg dara. mu leer la ne yow lii mu bëgg mënta nekk mu jox la 2000 francs nga bàyyi ko mu dugg mu jox la 1000 francs nga bàyyi ko mu dugg yaa ngi jaay sa ngor nga ko jaay. ci biir hôpital bi la. ma ne la sa ngor nga ko jaay. parce que tey ñi taxaw ci porte bi mënuñu gérer porte bi ñu gérer lu xew ci biir. d'accord mën na nekk luy xew ci biir lay xewee ñi nga xamante ñoom ñooy clients ma ne yi seen biir man je ne peux pas concevoir. jibi man ma fekk Jibi Diop Ndiaye xëy ay 6 heures du matin. dem hôpital man ma tëdd ba heure bu ma neex ay 10 heures dem. njëkk koo am nan lañ koy waxee. consultation ma génn xam nga loolu du yoon ñun ñoo respecté wul suñu biir. defaraat boobu dafay fekk gën a ca biir. war a def ko ka war a def. tool bi client yi laa koy jox ay dax client yi laa koy jox parce que tout nekk ci biir hôpital mënul gérer li nekk ci biir hôpital gérer ñi nekk ci biir. mënta doon Binta d'accord mën na nekk client. mën na nekk client mën na bañ a nekk client. mais tey ki nga xamante ne moo ayee garde. nekk ci biir. bu client yegsee. ay numéro la ñuy yor. numéro la ñuy joxe. nga ñëw yoroo numéro yoroo ticket. dagg nga ticket bi ngay defee consultation mais yoroo numéro. boo duggee war na laa mën a laaj an sa numéro parce que képp ku dugg booy génn danga fay ba numéro ba. effectivement dëgg la. boo ñëwee yoroo numéro. mu ne la génnal ca porte ba nga jëli ci waat ticket. nga jël numéro nga topp ci rang bi mais duñ ko def mbokk day ñëw ñu ne la daggal ticket bi rek des fois duñ la daggloo sax ticket bi. da ngay ñëw ni diw laay seet rek ñu ne la avancé bureau ma nga ne le nga continuer dem léegi boo duggee ci moom sa soxla moom nekkul ci moom day jug yóbbu la ci ki nga xamante ne fa nga war a dem loolu laale la war naa mën a jug ci dëkk bi nit boo ñëwee. jikko yi la Aïda jikko yi moom moo des loolu moom mooy gis jikko nga yi waxal ak nit ñi ci jikko yi quoi nanguwuma nit ñëw am soxla nga wax ko ne ko non non loolu du fii lañ koy réglé demal fañ koy réglé mu ne la jàppale ma rek fii lay gën a gaawee. assistance ak accueil. jàppale ma rek fii lay gën a gaawee sama doom. xam nga ne su ma demee fee dama fay yàgg te damaa xaw a tawat ñëpp a tawat hôpital ku fa ran dangaa feebar. mairie ku fa dem dangaa soxla këyit. dangaa soxla këyit. ñi nekk ci porte bi ñu ngi respecté seen liggéey ñu ngi respecté seen droit. respecté ba dañuy wax noonu donc gëmuñu ko parce que boo leen bokkalee 2000 ñu bàyyi la nga jàll. nga bokkal leen 1000 francs ñu bàyyi la nga jàll. lu yàq lu ne client ñoo ko yàq. mais ana lan moo tax man mi nga xam ne maa moom sama poste boo ma joxee 2000 ma ne la hey
lii teguma fi. Aïda loolu du ñëpp aka moo jafe. li ngay wax ni aka moo jafe. lii teguma ñooy fi. jël seen gis nga loolu mooy yëpp li ma la wax ne la dañuy jaay ñoom comprendre ñu li ñuy def. yow ki la jox xaalis jaay nga ko sa ngor parce que nit ki fi mu lay respecté mooy sa palaasu liggéey. Effectivement. boo fa xësee ba ñàkk fayda keneen ku fa amaat soxla dala naan boo demee boo ko bokkalee 1000 francs wala pièce bu bàyyi la nga dugg. d'accord ñu déglu wante responsabilité bi mooy d'abord nit ñi am nañ ci cër mooy état am na ci cër ndaxte nit koy liggéeyloo da nga ko war a teg ci condition yu normal condition yoo xamante ni tey di ko jox xaalis boo xamante mooy salaire am di ñëw à temps soo ko defee nit ki boo ko doon guerre téeméeri junne yoon du la faale parce que daf naa liggéey bu mu fi indi mooy li ak ñuy def suivi ci employé yi liggéey di leen seetlu directeur généraux yi mais kaay ma wax la de Aïda ñu nekk ci hôpital yal na ma yàlla nañ ma baal sa ñoom parce que ñoom am ñoo xamante ne duñu jàng métier bi duñu xam métier bi la lii ak lii moo ma war ci métier bi tey jii ñu jël la maanaam da ngay fréquenter hôpital yow min nga hôpital ñu jël la teg la fii xam nga su boobaa yow mënoo xam lii laa war a def ak lii laa warul def ñu jël la duñu la embauché sax bu weer bi dee ñu neexal la jox la mais yow tey jii boo gisee 5000 francs di nga ko jël. mais dama ne la. gis nga li ji bi wax ne dañ leen a war di jàppale ci salaire yi muy teel a ñëw am na ñoo xamante ne boo leen doon fay 1 million. amuñu ngor ci xaalis buñ ko gisee dañuy lox. xaalis du doy xaalis du doy. xaalis bu doon doy gis nañ fi kilifa yoo xam ne bu ñu xëyee dañuy tëdd nelaw waaye bu ñu xëyee lañ gën a mën a taal seeni oto. dem lijjanti ji ko parce que la ñu yor doyaluñu. te boo fëggee seeni compte ay milliards a nga fa. te doyaluñu. moo tax ma ne la ñi nga xamante ne dañuy fayeeku chaque fin du mois 90 000 boo leen joxee 1000 francs ñu may la nga dugg. dëgg la. léegi ñoom dañoo comprendrewul ne nit ki jaay nga ko sa ngor dootu la respecté ti parce que keneen ku am soxla ci sa place bu ko yëgee dala naan moo garaawul foofu de boo demee 1000 francs rek neexal ko fexeel ba rek yow bu ko ñit ñi gis. ñit ñi gisuñu 1000 francs ba mu lay jox mais yàlla gis na. effectivement. yàlla gis na. guerre yeeg yooyu yàlla nañu si yàlla jàppale nañu fexe di jox seen liggéey gët. parce que nit ki nee nañ balaa ñu lay respecté da ngay respecté sa bopp ba pare. dëgg la. ki la fekk ci sa place liggéeyukaay bu la boo respecté wul sa bopp sa comportement na nga toogee na nga soloo mu xam ne yow mii respecté woo sa bopp du la respecté. effectivement c'est ça. uude nee nañ nam la gisee. la lay ëwalee téere. dëgg la bu la fekkee nga doon responsable. bu la nee jàkk day xam ne kii bu ma ko joxee 2000 mu toroxal ma ci biir nit ñi. effectivement jërëjëf c'est ça. kon nit ñi nañu delloo si seen xel yi te xam ne xaalis du dara. li ñuy wax naan taar. ker la rek. bu ngoonee day randatu. day randu dem feneen. moom la rek métier tamit ker la rek bu ngoonee day randatu dem feneen. mais damay bañ mu randu gars yi topp ci de ay mu randoo dem góos gars yi jël siège randu ànd ak moom dem. waaw mu ngi àdduna bi toj lépp a am. man dootuma miim dara. ci àdduna ne amul. dem naa fii comportement yi la rek. effectivement dem nañ fi place boo xamante ne carte d'identité moo lay dugal. ma fàtte sama pièce. ki ci porte bi ma ne ko fàttew damaa fàtte sama pièce de te Mbuur lañ jógee ñun. dem Dakar mu ne ma ay après ma ne ko man kay yow laa koy laaj mu ne ma xoolal noo jéem a def ma ne ko nu ma jéem a def comme xoolal rek loo jéem a teg sama loxo pour nga dugg. ma ne ko carte d'identité moo ma fiy dugal mu ne ma ne ko waa kon du ma dugg ndax indiw ma ko te man yoruma dërëm bu ma jox kenn maa ngi nii dañ maa indaale donc ki ma àndal ne garaawul bàyyil ñu jox ko ma ne ko déedéet. carte d'identité ma fii dugal yoruma carte d'identité nañ leen oññeeku. effectivement c'est ça qui est raisonnable. mais nag gars yi ko comprendre mu ngi noonu kon nag ñu wax ci rapidement ku si nekk 2 minutes jël solution yi daal di tàggoo ndaxte ñu ngi may def suñu waaw lenn la ku ci nekk na nga respecté sa bopp respecté sa place su liggéeyukaay. mairie préfecture. hôpital. amul mbokk amul xarit. képp ku fa am soxla bu ñëwee toppatoo leen soxlaam ni mu waree. tout à fait lu bàyyi ñi nga xamante ne dañuy xëy. dagg seen yitte yépp ñëw di lijjanti benn këyit suba ba ngoon jot ñu renvoyé la ba demee. lan moo leen leer ndax sa palaasu liggéeyukaay nga jógee dañuy sóoraale ñi nga xamante ne dañoo am soxla ci hôpitaux yi. wala ci mairie yi. jaajëf Aïda Binta ñu ñëw ci solution tailleur yi ñëw yi cher. solution bi mooy man tailleur yi lay ñaaxaat nañu wàññi njëgu nan lañ koy waxee. ñaw bi ñaw bi dafa seer trop ndax kenn ku nekk
xam nga sa situation kon situation keneen war nga koo xam tamit si ko defee Sénégal daal di neex comme ni ñu ko waxee nañ dawal yërmande parce que tey jii bu yërmande amulee nit ñi duñu mën a xaw duñu mën a tedd duñu mën a am ñaw yu baax waaw ok duñu mën a am ñaw yu baax ñu ñaaxaat clients yi nga xamante ne ñoom ñooy dem si tailleur yi ñoo xamante ne ñoom yóbbu seen prix bopp comme de classe ñoom Aïda tey ñaw bi jaral na ma lu nekk loolu lay joxe su ko defee keneen bu ñëwee prix boobu lañ koy imposer nañ bàyyi loolu tamit jaajëf Binta Aïda kon ñu tàggoo émission bi jeex na tàkk nag ñu tàggoo gars yi téléspectateurs. waaw téléspectateurs yi xanaa di leen wax rek képp ku bëgg lu baax na dem seeti Binta man de Fashion ñu may woo di ma laaj Binta Fashion. nañ dem seeti Binta Fashion chez Kumba képp koo xamante ne bëgg nga yëre bu baax wala greffage cheveux naturel wala sac wala dàll lu mu ci mënti doon Binta Fashion daf koy jaay te yëre yi li ma ci gën a neex jibi mooy marque la aussi qualité la parce que coton 100% la parce que Binta nee na dafay dem ba Dubaï ak États-Unis foofu lay jëndee marchandise am ngir bégal askanu Mbuur effectivement rafet na kon mu ngi nuyu alors Binta lan ngay tàggoo. xanaa gërëm ñëpp sant ñëpp man it ma gërëm sama tailleur mu fa lekk man nooy na lépp mu ngi tudd Mactar Ndiaye dëkk Dakar Grand Dakar côté cosaan fu cosaan Youssou Ndour moo ko moom waaw dégg cosaan naa naa waaw waaw moo ko moom waaw côté boobu la boo fa ñëwee rek di fa fekk Mactar Ndiaye numéro téléphone am 77 301 54 24 77 301 54 24 Mactar Ndiaye moom moo daal moo ma defal lu baax lii daal naana ma ne ma waa tusi bi sax ni mu tudd sax man dama fàtte tudd Facebook waa gis nga soo ko solee rek da ngay daal di siiw da ngay daal di tegu si temps parce que ñun tendance la ñuy wër kon di leen jox su ko defee rek di leen jox di dajee rek à lundi incha allah d'ici là portez-vous bien merci. Voilà, merci Binta, merci Aïda. mbokk auditeur mbokku téléspectateur yi ñuy seetaan jërë ngeen jëf ci seen émission bi di Mbour TV matinal ñu àndoon yéen ci semaine bi di leen jox dig daje ba lundi incha allah. mbokk téléspectateurs yi tey nag xibaar yi fii lañ koy defee ànd ak moom mu ñuy jox xibaar yi chaque jour ci Mbour TV matinal duñ toll tey ca plateau ba di ko nuyu dañuy ñëw ci régie bi nuyoo ko fii nii parce que tey jour spécial la ci moom 14 septembre bés bi nga xamante ni ñëpp dañuy xalaat tey bésu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh waaye moom tey rafet xolam bu rafet ak jëfinam bu rafet tey tolloon na ak bés boobu nga xam ne mooy 14 septembre Sénégal fépp fu mu amee rek tey Babacar Fall la ñuy souhaiter joyeux anniversaire waa équipe Mbour TV matinal tey di ko nuyu so fii ci plateau bi di ko souhaiter joyeux anniversaire Aïda anniversaire. waaw tey nag xanaa dañuy ñaanal ki nga xamante ne mooy Babacar Fall borom journal bu neex bi ñu naan kon happy birthday Babacar loo dund doyul dundal 100 ans sans ordonnance xam naa nag dund sans ordonnance moom mënta ñàkk waaye buy ñëw yàlla nay doon ay paracetamol ak ay ibuprofène yooyu nga xam ne mënta ñàkk ci dund dundal yow daal loo dund doyul borom xolu or bi kenn du yow. Binta. Babacar xanaa di ko souhaiter joyeux anniversaire Babacar prospérité santé et surtout beaucoup de bonheur li nga bëgg ci sa xol yow rek yaa ko xam yal na la ko yàlla defal wax dëgg yàlla ñun tey moom mbégte lañu am ak Babacar dafa nekk nit boo xamante ne dafa am yar ak tar bi moom bu amee yar moom daa nekk lépp baax na wax dëgg yàlla di la ne rek ni nga mel bu mu sa changé neex nañu dëgg yàlla di la ñaan lépp loo bëggee rek yal na la ko yàlla defal wax dëgg yàlla ku baax la nag Babacar moom il est sans problème amul benn problème ku yaru la ku mandu la wax dëgg yàlla Babacar kontaan nañ ci yow daal bu ñëwee fooyum bi la yor rek di bind mu ngi noonu kon nit day ñëw réglé wala nit dafay ñëw am jikko bu baax nit ñi naw ko ci loolu noonu moom la yor kon Babacar xool bu rafet mosul ñëw di jànni wala mosul ñëw sax di kii saa yu ñëwee dañ koy teg ne def lu ñuy def woo ko mu ñëw defar xibaaram yi ba mu normal donc ak passion lay demee ci liggéeyam ñu koy souhaiter encore joyeux anniversaire di ko ñaanal fan gudd temps yi nag gisoon naa ko muy takk ñaari montre mais léegi takkatu ci benn xaw waaw est-ce que tamit duñ ko woyal joyeux anniversaire kii di trop tàppale wóyal ko ko acca on va 1 2 3 joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Babacar joyeux anniversaire en italien Corinace Babacar Corinace muy en anglais
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Babacar. Happy birthday to you. tey nag sa bés la quoi ah non balaa ngaa joxe xibaar yi. kontaan naa vraiment amul lenn loo xam ne dama ko ciy yokk rek. seulement kontaan et puis mbégte la aussi di liggéey ak yéen vraiment parce que tamit mënoon naa ñëw ngeen xoolee ma neneen wala ngeen jàppee ma neneen su boobaa aussi damay xat. su ma ñëwee mën a présenter naïsement xam nga askan wi dégg ko mu neex leen c'est grâce à vous. donc merci. lépp yaa ngi liggéey Babacar. 1 2 3 mbooloo mooy. doole. non xool bi feex na caméra